mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah leen ci xabaaru njolloor si. li ci gën a fës bokk na ci Idrissa Seck ak ki nga xam ne moom mooy Aïssata Tall Sall ñoom ñaar ñëpp bokk ci gouvernement wu yees bi nga xamante ne nii njiitu réew Macky Sall samp na ko ni ki démb ku ne ci ñoom wax nañ seen xemem teew ak seen bëgg-bëgg ginnaaw seen falin daañu teewlu seen kàddu ci ndorteelu xabaar yi bu jalande lu jëm nag ci njiitu réew Macky Sall nag la mu jot a def ginnaaw gouvernement bi jëm nag ci yaatal gu yaatu jëm rek ci li nga xam ne mooy jëriñ yi nga xam ne jot na leen fal ba noppi loolee nag xalaat lu bàyyi ko ci Maurice Soudieck Dione taskatu xabaar xelam dafa màcc jëm ci wàllu politique jàpp na ne nag kon ànd Idrissa Seck ak Macky Sall bi ab deal boo xamante ne ko jën ko jot a dëggal waaye nag Luc Sarr jàpp na ne kon njiitu réew Macky Sall la mu def kay mooy yaatal te nag loolee dañ ko ci war a sant gërëm ko ba nga xam ne dañuy fexe kon ba koom-koomu Sénégal daal di suqaliku waaye nag jàq na lépp lu jëm ci wàllu gisaane ci wàllu politique ginnaaw jëm ci atum 2024. ñaari ay bés côté des laata ubbi tëb l'école yi fii ci Sénégal mu mel ni nag fële ca école Hamo 3 bu Guédiawaye jafe-jafe la ñuy daal di jànkonteel ndax taax ya boo moyul kon dina daaru ndax dafa daal di màggat loolu tax kon ba njiitu l'école ba di sàkku ci état bu Sénégal rawatina kilifa yi ngi ñu daal leen taxaw lu ko may làmbaay dina ñaaw ak musiba am ci diwaan ba te nag loolee la ñuy bañ ay kàddoom moom Aminata Dione dina biir nu mu gën a yaatoo ci biir xabaaru digg bëccëg gi yëglekaay yi mooy laf làccu xabaar yi ci njolor si mbokk yi kon loolu gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kiis bu jàll ànd ñun ci faram-fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaar yi dañ koy tàmbaleek nu ko junjee ci ndorteel Sénégal am na gouvernement wu yees ni ki démb la ko njiitu réew Macky Sall daal di samp équipe bi nag lu ñu ci mën a jàpp daal mooy dugg ñu bëri ñoo xamante ne yees nañu ci wàllu politique waaye ak ñoo xamante ne ni ràññeeku nañ bu baax ci wàllu politique ci Sénégal waaye nag li ci njiitu réew Macky Sall jublu mooy yaatal ba ku ne mën ci gis boppam waaye tam ñoom ñëpp am benn xemem tef mooy liggéeyal Sénégal loolee nag ngir mu jëm ci kanam waaye nag ay laaj yu bëri ak i mbetteel bëri na ci lool waaye Seydou Gueye nag jàpp na ni njiitu réew Macky Sall xemem teewam ci mbir mi lenn kottala mooy liggéeyal sa askanu Sénégal rawatina nag yaatal ko ba ku ne mën ci gis boppam ñu teewlu kàddoom moom Seydou Gueye ci micro sunu naataango sunu micro mi ngi Maram Ndiaye. Le gouvernement ainsi mis en place est marqué par l'ouverture politique dans la dynamique des consensus. li tax ñu taxawal nguur gu yees gi bokk na ci li nga xam ne ay waxtaan la te ñu amee woon ko ci li ñuy wax dialogue national bi nga xam ne ñëpp ñu bokk ci wàllu politique fii Sénégal bokkoon nañ ci noonu sax tax ñu taxawal nguur gi nga xam ne li ko tax a jóg bokk na ci fexe rek ba génne askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekk ba lépp loo xam ne rek ñu ngi koy sàkku ñu mën koo am nguur gi ñu taxawal sax nguur la goo xam ne ndaw ñi bëri nañ ci lool ngir rek joxe exemple bi ne ndaw ñi ñoom war nañoo mën a amal seen bokk-bokk bu baax a baax ci li gën a ñoŋal réew mi. noonu sax tax nañu taxawal benn ministère boo xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu secteur informel ngir rek may ndaw ñi ñu mën a wane seen ngir rek ndaw ñi mën a bokk bu baax a baax ci développement réew mi gannaaw ba ñu génn ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus amoon na ko Sénégal ak it bépp réew ci àdduna bi njiitu réew mi jóg na rek jël ay dogal te li ko tax a jóg bokk na ci fexe ba redressé waat réew mi maanaam ci wàllu koom-koom ñu mën gisaat suñu bopp waaye it fexe ba sàmm askan wi ak it lépp loo xam ne bokk na ci li koy taxawal ngir mu jëm kanam. Assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vives de la nation. maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi Idrissa Seck njiitu parti réew mi léegi moo jiite kuréel wi nga xam ne mooy conseil économique social et environnemental wutu fa Aminata Touré loole nag ginnaaw falinam mbetteel la gu yaatu ak coow lu rëy la jur ci langue politique ci Sénégal rawatina ci réew mi boo tax moom Idrissa Seck jot na jënoog taskatu xabaar yi ngir indi leeral ak li tax kon mu nangu dogal bi nga xam ne jël na ko ngir day jiite boobu la kuréel moom nag jàpp na ne daal xemem teefam mooy fexe ba liggéeyal réewum Sénégal te nag loolee la sàlloo su nekk ginnaaw taskatu xabaar yi nga xam ne jëloon ak moom ñoo la ci leeral ak mi ngi Maram Ndiaye. Idrissa Seck doon njiital conseil économique social ak environnemental mu doon loo xam ni daanaka bett na doomu Sénégal yu bëri waaye nag ab dogal la boo xam ni boroom xalaat na ko ba noppi déglu suñu bëree bëri laataa rek muy wax waaw kii di njiit réew mi Macky Sall lu nu mel nag mu jàpp ni réew mi moo woote. xale soldaar bi nga xam ni 20 ans la am. président de la république sañ koo yóbbu ci xare mu fay dem te xam ni mën na faa ñàkk bakkanam li ko tax a def mooy devoir au service de son pays
waaw ki yàlla jagleel nag mu am capacité nekk leader politique war a sant ñooñu ñu def loolu ñàkk ci seen bakkan moom bu fekkente ne benn risque rek lay jël mooy ñu naan carrière politique am dana nef nii dana xajam dana nangam sëñ bi loolu wax dëgg yàlla yomb naa muñ nag te comme dañ maa tàgge ay tàgge yu bari ci politique te ba léegi may dund jàpp naa ni loolu duma ci bàyyi xel. moo na de moom Idrissa Seck mi ngi xamal ni bëri woon na ñoo xam ne rek seen gis-gis wute woon na ak bosam ndaxte lu ñu bëggoon mooy ak réew mi ni mu mettee mu daal di siy taxaw ngir rek opposé wu bu baax a baax ngir rek galgal nguur gi fi nekk waaye moom gisul woon loolu. dugguñu ci politique pour yàq dañoo dugg ci politique pour defar dugguñu ci politique pour toj dañoo dugg ci politique pour tabax loolu moo tax ñu jël suñu responsabilité ñi xalaate neneen seen xalaat respecté naa ko déglu naa ko taataan naa ko dugg na itam ci processus bi nga xam ni ci laa jëlee décision bi ñu jël. Idrissa Seck yegg si comme koo xam ne rek jamono ji moom moo am saafara bi ngir rek suqali économie bi mu doon loo xam ni moom noppi na ngir rek xar ci tànk du béyam waaye nag mi ngi siy woo doomu Sénégal yépp. boo seetloo àddina bi fu ci bari seen économie nërmeelu na ndax mbas mi loolu li ñu ciy njëkk a yëg mooy suñu njaboot yi nekk foofu daan yónnee fii di dimbalee mënatuñ ko ba lañ daan yónnee wàññeeku na te soxla nañu sax ñun ñu dimbali leen en retour ñëpp ci war a dugal seen loxo classe politique bi am na responsabilité génne ay xalaat wane yoon wane direction ne lii kat bu ñu ko defee fii économie bi toll ñu naan croissance bi moins 0,7% la mais bu nawet bi baaxee xëy na mu doon 1% wala 2% te demoon nañu bay seen 7%. te lii saafara problème yi dëgg mooy croissance à 2 chiffres romb 10% loolu dafa laaj képp ku nekk dugal ci sa loxo. dogal bi nga xam ni Idrissa Seck jël na ko ngir liggéey ak njiitu réew mi Macky Sall mu doon loo xam ni mu ngi tukkee ci dialogue national boobu nga xam ni woote woon nañ ko ba ñu génnee ci élection présidentielle yi mu doonoon ay élection yoo xam ni moom mi fi nekk jamono jii ku yees njiital conseil économique social ak environnemental nangul woon yooyu le résultat. mi ngi Maram Ndiaye jërëjëf bu dee moom Idrissa Seck moo wutu Aminata Touré ci boppu conseil économique social et environnemental Aïssata Tall Sall moo wutu Amadou Ba ci bopp kuréel gi di makkaan bi dekk ministère bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biti réew moom nag Aïssata Tall Sall jot na fësal ay bëgg-bëggam waaye nag ne lépp da koy tekk ci bëgg-bëgg njiitu réew Macky Sall ba xar kanub Sénégal daal di soppeeku bu yaatu ci bitim réew waaye tamit ñu gën a wekk Sénégal jëm ci wàllu diplomatie ñu teewlu kàddoom moom Aïssata Tall Sall ci jokkoom ak Antoine Diouf. yàgg nañ di wax diplomatie Sénégal dafay rayonner au plan international lan mooy doon touche Aïssata Tall Sall. xanaa di ko gën a yóbbu ci kanam xam nga man yàlla may na ma fan yee passé dama demoon Abuja ànd ak président Macky Sall biñ demee muy inauguré ambassade du Sénégal ci Abuja mu wax fa ñaari wax yoo xam ne man wax jooju daf maa marqué benn bu njëkk mu ne man nanguwuma ñuy taaral suñu diplomatie ci dëkku tubaab yi te bañ koo taaral ci dëkku Afrique yi je veux une diplomatie de proximité de voisinage et je veux une diplomatie rayonnante dans la proximité et dans le voisinage donc ma yaakaar ni kooku man war naa ko mën a jàpp suñu diplomatie nu mu meloon fii ci biir Afrique ak surtout dëkk yu ñu wër naka gën sore naka gën kawe naka gën a yànja daanaka mus na yànja depuis Senghor Ablaye Wade Abdou ñoom ñëpp ñu liggéey ci président Macky Sall bii tax bu bees parce que nee na moom dootul nangooti ambassade ñuy dem di ko loué ji wala di dëkki feneen ambassade Sénégal la koy moomal boppam loolu jàpp naa ko si beneen bi ma jàpp mooy bi mu ne diplomatie du rek taaral réew mi bu ñu taaree réew mi ba pare nañ seet lan mooy intérêt réew mi ñu doxal ko maanaam une diplomatie pragmatique qui sauvegarde les intérêts du Sénégal kuy taxaw ci intérêt wu Sénégal intérêt te kooku dama ko fekkee mu koy waxtaan am ñu ko naan waa est-ce que chinois yi bu ñu ñëwee ñoom waa France ak waa Turquie mu ne leen man chinois France Turquie ñëpp laa bëgg képp ku ma xam ne yow mën ngaa indil Sénégal dara damay taxaw waxtaan ak yow damay taxaw ma bisimila la bu fekkee li ngay dox lu baax la ci réew mi kon boog man ñaar jàngat yooyu jot naa ko am ci moom li si des nag
moom diplomate boppam la moom defe naa moom mi def vision diplomatique am def politique diplomatique am xam na lan la ci bëgg te mun na ko doxal lim ma dénk nag su ma taxawee ci wetam jàngat ko ci wetam incha allah defe naa mbir mi dina yomb loolu daal moo doon tuuti ay Tall ni nga ko laajee. maa ngi koy junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi ak njiitu réew Macky Sall ginnaaw nag gouvernement bi nga xam ne def na ko daal di ko teg mu yaatu lool ba nag ñu ne ñu daal leen ubbil buntu yi ngir ñoom ñëpp ñu mën ci bokk loolee nag nekk na mbir moo xamante ne nii lu ñuy waxtaanee la ba déggoo diggam ak njiitu parti réew mi di Idrissa Seck loolee nag xalaat la bu bàyyi ko ci taskatu xabaar bi di xam-xam kon màcc jëm ci wàllu politique di Maurice Soudieck Dione professeur la moom nag daal dina fësal ni kon li nga xam ne kon mooy deal bi ñuy wax diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck seen jëf gi moo koy dëggal ñu tawli kàddoom ci micro Sophia Ba. gouvernement bi boo ko seetee gouvernement politique la pour ne pas dire gouvernement politicien maanaam dafa mel ne président dafay faj li nga xam ne mooy jafe-jafe yi mën a jóge ci partem ak ci ñi ànd ak moom ndaxte dañu jàpp ne ci wàllu ci élection 2024 yi am na ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom yaakaar nañ ne war nañ ko mën a wuutu ci bopp réew mi moom nag ni mu doxalee boo génnee ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci yow ñoo xamante ne yaakaaroon nañ ne am nañu mbébétu wuutu la dafay mel ni kon yow da nga bëgg a wuutuwaat sa bopp kon hypothèse troisième mandat duñ ko mën a dàq totalement mais am na it beneen hypothèse bu muy teg beneen carte mooy carte Idrissa Seck ngir bu fekkente ne troisième mandat bi antuwul mën na jàppale Idrissa Seck pour 2024 wante loolu dafay dal di doy waar ndax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci APR am ambition ñooñu itamit war nañu mën a demal seen bopp te duñu nangu ñu joxañ leen rek ne leen aw leen nii ñu aw noonu bu fekkente ne ñoom it am na lu ñu bëgg am nañ ay ambition politique te Idrissa Seck mënul fédérer Benno Bokk Yaakaar ba noppi parce que Benno Bokk Yaakaar ni mu ñëwee président Macky Sall mooy l'élément fédérateur donc président Macky Sall bu fi nekkatul Idrissa Seck dootul mën a fédérer Benno Bokk Yaakaar te ci biir Benno Bokk Yaakaar am na yenn parti yu mag yoo xamante ne comme PS wala AFP ñooñu itamit xëy na war nañu mën a samp seen dënd ci élection 2024 yi donc loolu yëpp dafay andi ay incertitudes. Luc Sarr ci wàllam conseil politique la bu jiitu réew Macky Sall nee na nag kon taxawaay bi nga xam ne jiitu réew Macky Sall amee na ko samp gouvernement wu yaatu wii xalaat la waaye tamit këpp ñëpp ko war a rafetlu ku ne itam war ca mën a gis sa bopp moom nag dàq na lu jëm ci wàllu gisaane jëm ci wàllu politique rawatina ci atum 2020 ginnaaw junj yi nga xam ne kon am na ci réew mi jëm ci Idrissa Seck ak moom jiitu réew Macky Sall ñu teew li kàddoom Luc Sarr ci micro Sophia Ba. jàngat bi ñu ci war a am mooy que ne Macky Sall président de la République wareeti na martabaamam gëddaam ak yéene bi mu am ci Sénégal président de la République Macky Sall dafa yitte woon benn baat man dama nekk kuy jaamu soxlay askan wi réew mi tey toll na foo xam ne ci àdduna gépp lu ñuy wax Covid feebar boo xam ne dal na ci ñëpp daal di téye économie bi maanaam koom-koom adduna bi rës réew bi commencé nërmeelu njaqare am mu ne mosuma yaakaar na man Macky Sall ne nguur gi dama ko moom wala man ak sama ñoñ rek ñoo ko moom waa Sénégal ñoo ma fal damay liggéeyal Sénégal ànd ak waa Sénégal liggéey ko képp koo xam ne doomu réew mi nga nekk bëgg réew taalal naa la sama loxo ngir nga ñu mën a ànd ak man ñu liggéey Sénégal bu bees boo xam ne yitteel na askanu Sénégal loolee ba mu ko waxee am ñu mel ne ñoom Idrissa Seck ay Omar Sarr ay Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp ànd ki loolu fekk si ko mu ne leen étal naa géew bi ba nga xam ne tey jii lépp loo xam ne nekk na lu ca Sénégal boole naa leen ci. Idrissa Seck bi ñu samp ci bopp kuréel gii di conseil économique social et environnemental daanaka nag bettul ñii di coalition jot na bi nga xam ne moo sampoon kii di Ousmane Sonko ngir mu doon seen mbër
ci jongante palu njiitu réew yi ñu génn ñoom nag nee nañu daal li nga xam ne sax mooy falin gi ab dil dëgg la dox diggante njiitu réew Macky Sall ak moom njiitu parti réew mi di Idrissa Seck ki ko xam ne nag moom mooy yore lépp lu jëm ci wàllu communication maanaam jokko beeg jokkalante bi ci boobu coalition di Ndeye Fatou Diop Ndiaye Blondin moom nag nee na daal Idrissa Seck sax léegi nekkatul chef de l'opposition ne léegi kii Ousmane Sonko kon moom moo jiite opposition bu Sénégal ndax nag taxawaay bi nga xam ne amee na ko Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin nekkoon gën a toog Sénégal ñu teewli kàddoom ci micro mi ngi madame Ndiaye. ba ñu paree élection ba léegi. kenn déggu ko. wala boog buñ ko séenee wax ju tuuti lay wax. ñu naan xëy na day defarwaat xëy na mi ngi préparé équipe am xëy na ak yu demee noonu. tey feeñ na li mu mës di def moom la defaat. mooy lan waxtaan ci suuf bàyyi opposition bàyyi askan bi préparé plan ñoom ñaar li ñu mës di def c'est deal rek la ñuy def. carte gi daal leer na ñiy opposé daal gis nañ leen. kan nga jàpp ne tey jii moom moo jiite opposition bu Sénégal. ci ñi bokk ci opposant parce qu'il faut savoir être modeste. ñi ci gën a ràññee kiñ ci gën a ràññee mooy Ousmane Sonko. ak suñu coalition jot na. mais ràññee taxul nga jiite dafa am fu mu war a jaar. bu dee ça dépend xam nga gis nga légitimité gis nga même Idrissa Seck pris à son propre piège. tey jii bu fi nekkee chef de l'opposition ce sera par décret li mu doon bañ mais la légitimité populaire opposition bi nga xam ne yow peuple bi ñoo lay gisee bëtu opposant y compris ñi nekk ci biir kan la depuis 2000 ba léegi ça fait 20 ans 4 ans rek la nekkul au pouvoir 4 ans rek la bokkul lépp lu fi xem depuis 2000 mi ngi ci biir kon boog xam nañ ko xam nañ lu mu mën gis nañ ay doxalam gis nañ ne que politique politicienne mooy lal bépp changement bu muy def opposition bi nañu taxaw les vrais opposants nañu wàññi seeni gëdd te toog wax wàcce seen bopp pour taxawal Sénégal. ñu génn ci wàllu politique addu ci wàllu mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey juróom-ñaari nit ñu am yees woppi Covid-19 bokk na ci ñoom ñaar ñoo xam ne ay cas contact la yu ministère de la santé ak action sociale doon topp ak juróom yoo xam ne cas communautaire la lu toll na ci téeméer ak benn nit ñoom jotoonu wér ci mbas mi juróomi nit kon ñoo nekk sootaas bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye bi mbas mi feeñee ci Sénégal ak tey fukk ak juróomi junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar nit ñoom ñoo ko amee fukk ak juróomi junni ak fukk ak juróom-ñetti nit ñoom jot nañu wér ci mbas mi ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñoo ci ñàkk seen bakkan lu toll ne ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaari nit ñoo des ci loxo docteur yi kon ci l'hôpital yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram des ba tey ci ndaw ñi moo ne nag li nga xam ne moom mooy li ci ñàkk seen bakkan ci mbeex mi terewul ndaw yi ba tey ci ñuy gën a jël mbëkk mi loolu nag ngir rek am ëllëg wu ñoŋ waaye nag tax ba plateforme bi di Synergie Sénégal banlieue ne nag loolee kon luy war a dàq la ci Sénégal ba tax ñu ngi sàkku ci état bu Sénégal ngir mu xolaat politique bi nga xam ne mu ngi koy lal ci réew mi ngir ndaw ñi mën a toog ci Sénégal waaye itam amub xëy ndax jàpp nañu ni bu dee ndaw ñi kon ñu ngi xël dem kon ca Barça wala ca Barsak état bu Sénégal daf ci am laaj wu yaatu Mamadou Lamine Fati reportage. Synergie Sénégal banlieue di naqarlu bu baax a baax faatu yi nga xam ne fan yi ñu ngi koy gis ci xale yi di dem ci mbëkk bile lu nu mel ki jiite plateforme bi de di wax ne ñi nga xam ne ñoo jiitam réew mi amuñu gisin bu sori. bi ñu jógee ci 1993 élection présidentielle ñu dem ci politique d'ajustement structurel ñu dem ci dévaluation ñu dem ci plan Sakho Ilum nga xam ne plan bu baax la woon ci li ñu xam ndax ay borom xam-xam yu mag la ñu woon bi ñu fa jógee tey am na ñoo xam ne mënuñ tudd seen tur ndax nekkatuñu fii ñu jël ay licence de pêche joxe ko nu mu leen neexee ñu jaay géej gi suñu géej googu ñu jaay nga xam ne on n'a pas laissé bàyyiwuñ géej gi mu noppalu jën yi mën a judduwaat une gestion durable des ressources halieutiques loolu moo fi manqué et cette même gestion durable là dafa ñëwaat ci suuf si. dama gëm ni xale yi dem xaruwuñu dama gëm ni ay martyr lañ mais dama leen ñaan ñu toog. Synergie Sénégal banlieue di wax ne rek dañoo war a déglu ndaw yi bu baax a baax te ñu xoolaat bu baax a baax lu ñu leen di defal ak li ñu leen di wax. si suñu rakk yi li ñu leen di wax mooy nañu toog nañu gën a gëm seen bopp métti na nag parce que da ngay nekk si kër ñu ne la yow jur la bañ a jur moo ko gën na yaay bàyyi xel si message du yaay yëpp message boobu des fois da leen di metti am leen metti ñu wax ko nañ ko moytu parce que xale ils sont frustrés dañ leen di jam ku ñëw lu manqué ñu ne la yow yaa ko sàcc non nañ leen comprendre nañu déglu ndaw ñi te xam ne suñu bëggee defar Sénégal suba ndaw ñii ñoo koy defar li ma leen di wax mooy nañu toog
li ma leen di wax mooy ñi fi toog nii tey seen wàllu wéy na duñ leen attaqué duñ leen mënu xataal mais dañuy dem si loolu la ñu jëm y a une nouvelle génération qui va s'affirmer une nouvelle génération boo xam ni du am benn complexe parce que ñun judduwuñu rek si après indépendance ñun nous sommes des êtres décomplexés parce que ñun dañu am chance su maam El Hadj Malick inspiré ñu Serigne Touba inspiré ñu Hyacinthe Thiandoum inspiré ñu ñun leneen ñoruñu donc dañoo gëm ni daal suñu gëmee suñu bopp toog organiser wu def développement à la base taaxirlu yàlla mi ngi ñuy ubbil buntu incha allah rabbi parce que daal gëm naa ni dem moom dee ci géej gi wala nga dem dee Europe wala États-Unis leneen la ko gën te 1% si ñuy dem sax duñu fa am réussite parce que Europe ak États-Unis tey foofu la ñu toll. faatu yu bari yu am yi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci ñi nga xam ne ñoo doon jël gaalu looco yi le ngir dem Espagne lu nu mel tiital bu baax a baax plateforme Synergie Sénégal banlieue ñoom ñuy woo kilifa yi ñu xoolaat bu baax a baax wax ak jëfin yu ñuy defar ngir ndaw yi le ñi nga xam ne ñoo nekkee ci Synergie Sénégal banlieue doon def benn setal ci école UNESCO bu nekk Golf loolu rek ngir waajal tijjantëb école bi nga xam ne moom la ñu jublu. Mamadou Lamine Fati jërëjëf daal di àddu kon ci école bi ak njàng meek njàngale mi daanaka fukki fan ndongo yi kon danañu tegwaat ci yoon yi ngir dem ca classe yi waaye nag fële ca école UNESCO bu amu 3 nekk ci Géejawaay école bi nag taaxi daa màggat ba sax nag tiital lool ki di njiitu école ba tax muy woote wàllu ndax jàpp na ne daal bu dee taxawul ci fii ak ubbiteb l'école bi musiba dina am te nag loolee lay bañ ndax yëglu woon na nag laataal leen dafa amee Aminata Dione lay wuyoo ñu teewli kàddoom. état délabrement école bi vraiment constat bi est là yéen si boppam yéen seen bopp gisal ngeen ko seen bopp parce que nekk na état boo xam ne délabrement bi dafa avancé salle de classe yi menacé na toiture yi amatuñu porte et fenêtre amatuñ ko et gis ngeen tant ñu ngi ñëw si période boo xam ne période de seddaay lay doon léegi est-ce que xalaat nañu élèves yi dans les classes bëgg a jàng un apprentissage de qualité est-ce que état délabrement bi tey riime na ak un bon enseignement donc loolu vraiment ay questions yoo xam ne autant nit ki war na kaa poser boppam war nañ kaa poser nos autorités vraiment ñun lu ñu jar a xalaat la war nañ ñoo bàyyee xel parce que métti na trop métti na. Allah mur de clôture bi menacé na. gis ngeen bloc toilette yi on a plus que 2 blocs la ñu am actuellement muy fonctionnel dal baa ngi wàcc mur yi donc du matin au soir dañuy veiller sur la sécurité des élèves parce que d'un moment à l'autre mur bi mën na affaissé wu te yàlla tere direction bi gis ngeen ko man amatuma benn archive day inondé donc benn archive amatu fi gis ngeen ko électricité bi ça menace amatuma porte awma matériel donc vraiment c'est un cri de cœur que l'on lance à nos autorités nañ ñu jàppale. ginnaaw njàng meek njàngale bi ñu àddu ci wàllu mbayum jën ci Sénégal ak kuréel wi ñu ko dénk di agence nationale de l'aquaculture ñoom nag daal nañoo xandal teg ab programme bu yees ngir suqali koom-koomu Sénégal ndax jàpp na ni kon dafa lompoñ ba tax na lu toll ci juróomi junniy jën la ñu daal di samp kon ci bërëb yoo xam ne kon dañ fa bayab jën loolu lépp nag ngir fexe ba askan wi am ci lu ñu jàpp waaye tamit mën a yëngu ngir rek koom-koomu Sénégal mën a daal di yaatu waaye tamit fexe ba Sénégal moom boppam ci lu jëm ci wàllu jën reportage Babacar Seck. bassin bu Belvédère ak bu Sébi Ponti dalal nañ direction bu agence nationale de l'aquaculture solo bi nekkoon ñu def ay jën ci biir ndox mi aquaculture nekk lu am njariñ buñ koy seet ci xëy bu mën joxe ak li jëm may nit ñi lu ñu mën a lekk. tey dañu ñëwoon fii pour jiw jën yi ci bassin bi nga xam ne mooy Sébi Ponti ak Belvédère loolu nag dafa am solo parce que plan gis ngeen ko ndox bu rafet la jën mën na fi dund juddu màgg ba pare juraat. su ko defee ñu fi dëkk dañ koy xel di napp di ko jaay di ci lekk di ci am beneen koom-koom donc tey loolu mooy solo si. bassin yi ñuy defee aquaculture napp gi dañ ko teg ci ay charte te ñi koy saytu bokk ci ab comité de gestion boo xam ni ñoo koy sàmm ba kenn bañ a jalgati. fii nag nappin bi heureusement que ñi fi nekk dañu am lu ñuy wax comité de gestion donc comité de gestion boobu na am dañu organiser wu ba nga xam ne dañuy tere ku nga xam ne da ngay ñëw napp nu mu la neexee. comme napp mbaal bi ñoom dañ ko tere ndax mbaal ku nekk bu sànnee mbaal affaire bi day daal di ndox mi day daal di lënt ba pare loolu day sonal jën yi mën na am jën yu dee léegi nee nañ kuy napp da ngay jël rek sànni caas rek nga mën def waaye mënoo mbaal
bu weesoo loolu tamit ñoom parfois dañuy organiser wu toog benn jour def benn napp boo xam ne ñëpp dañuy napp yëpp après mën a jaay mën ci amaat koom-koom. ci Belvédère at yi ñu génn am na ay ndaw yu ñàkk seen bakkan ci ndox mi tax meeru Diamniadio yëkkati ay kàddu di sàkku ci nguur gi ñu yokkal leen kaaraange gi. dafa am suñu xale yoo xam ne wax dëgg yàlla depuis ñeenti at am na ñu ci ñàkk seen bakkan ñu wooma nag ni ma danga koy wax ñu xamal kon ni ko noonu jéem a fexe nu nu aare vraiment bassin yi ba xale yi duñ ci mën a dugg loolu moom vraiment ñaan la bu tar boo xam ne ni ñu ko la koy def pour wax dëgg yàlla am nañ solo trop. agence nationale bu aquaculture yëkkati lu mat 5 junni ci ay jën yu ndaw tàmbali di leen dugal ci bassin bu Belvédère ak bu Sébi Ponti nar ko yeggali ci Morolan ak fépp ci réew mi. Babacar Seck jërëjëf mbokk yi yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëgle kaay yi. mbaa yéena nga ca njiitu réew Macky Sall samp na gouvernement bu yees ni ki démb la ko fësal ci kanam askanu Sénégal gépp ak àdduna wërngal këpp ne jublu ci leen nag loolu fexe su xooli Sénégal ginnaaw koom-koomu réew mi lompañ ginnaaw mbas mi ne faax ci Sénégal Sud Quotidien ne gouvernement bu yees la samp moom njiitu réew mi gouvernement boo xam ne fanweer ak ñetti ministre ñoo ca nekk ak ñeenti secrétaire d'État te léegi nag Idrissa Seck njiitu parti réew mi moo jiite conseil économique social et environnemental am na ci itam ñaar ñoo xam ne ci parti bi lañu bokk ay ministre la ñu léegi Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Matar Cissé ak Omar Youm ñoom ñëpp tekki nag seen nombal tànk Mohamed Boun Abdallah Dionne Maxime Jean Simon Ndiaye ak Aminata Touré ñoom ñett ñëpp tëbal nañ leen te Aïssata Tall Sall njiitu Osez l'Avenir léegi la ñu takkal ndombal tànk Amadou Ba ndax léegi mooy doxal ca mbirum bitim réew ak doomi Sénégal yi fa nekk enquête ne njiitu réew Macky Sall kay carte ji boppam lépp la brouillé ndax kenn sóorul woon li nga xam ne moom la def maanaam mbéttal dëgg nag moom ci askanu Sénégal gépp ginnaaw gannaaw wu yees bi nga xam ne fësal na ko yëglekaay bi ne njiitu réew Macky Sall kay lépp li nekkoon ci wetam la raxas ba mu set wecc ba noppi ñëpp ci amoon xemem te wutu ko ci bopp réewum Sénégal ñu tëbalee ci gouvernement bi Théodore Monteil député la ñu fekk ci enquête quotidien mu ñu xamal ni njiitu réew Macky Sall la mu def lenn ko lañ ci mën a jàpp maanaam ñi nga xam ne ay kàngam lañ bokk ci biir parti te ami bëgg-bëgg ci réew mi ñoom ñëpp la tëbal laatur bi ne kàngamu APR ci boppam la njiitu réew Macky Sall tëbal bokk na ci Amadou Ba Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye Omar Youm Makhtar Cissé ñoom ñëpp génn nañ ci gouvernement bi Idrissa Seck ak ñaar ci gaayam ak Omar Sarr dugg ci gouvernement bu yees bi le témoin ne Macky Sall kay njiitu réew mi daa libéraliser mbir yi Vox Populi ne lépp lu ñu doon laam-laamee diggante Macky Sall njiitu réew mi ak njiitu parti réew mi Idrissa Seck loolee nag ñoom ñaari gaay ni dëggal nañ ko ndax di dëgg nag moo am seen diggante képp ko amoon bëgg-bëgg ci bopp réew mi njiitu réew Macky Sall tëbal na la yëglekaay bi nañu ñi dugg ba noppi nekk bu la ci gouvernement nag ci Sénégal mooy Antoine Diome Abdoulaye Sow Yankhoba Diattara ak Ali Saleh Diop last ne njiitu réew Macky Sall ay nitu boppam la daal di tëbal ba noppi tekk Idrissa Seck njiitu parti réew mi ndax moom la ñu dénk léegi conseil économique social et environnemental mi mu doon wax naan saa wu nekk ci bopp réewum Sénégal dana ko tasar yëglekaay bi ne Idrissa Seck nag la mu woccoon yëpp wanaa suwaat na ko Seydou Gueye ñu fekku ci L'As Quotidien mu ñu xamal ne gouvernement bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall samp na ko lii mooy firndeel ubbee ko moom njiitu réew Macky Sall ndax yaatal na ba mu yaatu Walf Fadjri ne en tout cas ànduk Macky Sall ak Idrissa Seck bi ànd wurul dem la du dem de ndax ñoom ñaar ñii fa na jëm sorewul yëglekaay bi samplaat ni ànd ci kanti ñoom ñaar mooy fat moromam Le Quotidien ne en tout cas na ñu wuti jamonoy Sall ak Seck ndax ñaar ñii ñooy doxal ndax bu kii di doxal ci bopp état bu Sénégal ka ca des ma ngay doxal ci bopp conseil économique social et environnemental Libération ne Idrissa Seck borom parti réew mi doon wax naan saa wu ñu ko sappee ci bopp réew Sénégal conseil économique social et environnemental da koy tasar jamono ji nag moo nekk ci bopp kuréel gi te bi muy jënow taskatu xabaar ni ki démb ginnaaw faram wax nay bëgg-bëggam ak li tax ñu teg ko ci bopp kuréel gi ndax ne jublu ci leen loolu liggéey réewum Sénégal te moom mi di Idrissa Seck ginnaaw bu ñu ko sappee ci bopp kuréel gi am na ñaari poste ministre yoo xam ne waa partem lañ ko jagleel les économies njiitu réew Macky Sall cadre APR yi yëpp la sacrifié ba noppi yàqal lépp Idrissa Seck moo taxit Bougane Gueye Dany ak docteur Babacar Diop ñëpp daxal nañ seen ànd ak njiitu parti réew mi Idrissa Seck l'évidence ne njiitu réew Macky Sall daa sacrifié boppam ngir Idrissa Seck source ànd wax ji kay lenn kott la ndax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon jottee si ñooy wuutu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal maanaam Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Aminata Touré Makhtar Cissé ñoom ñëpp ñu ngi sa sëg ya professeur Iba Der Thiam ma ngay dall ba faw ci sëg ya nekk fa Yoff yëglekaay yëpp xëy ñu ko tàgge laas ne kàngam ndaanaan dëgg nag dem na kaddu seede yi nag bàyyi ko fu ne jëm ci moom professeur Iba Der Thiam la tribune nenu professeur d'histoire ba woon histoire générale bu Sénégal bi nga xam ne sumboon na ko ba noppi nag du ko yeggali Vox Populi nañu bibliothèque dëgg nag tàkk na jëppeet les économies musiba dëgg moo am ca Pikine Rue 10 ndax benn waaye bu ñu naan tuut ñaari fukki at la am lañ seet la jël ren di benn xaritam bu ñuy wax fàllu mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi loolee kon moo laf làccu xabaaru Joloor si gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu ca landee fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ak jàmm.